dans les années 1950, Grand Yoff est l'une des 19 communes d'arrondissement de la ville de Dakar. Elle fait partie de l'arrondissement des Parcelles Assainies. Elle est composée de 66 sous-quartiers, chacun étant représenté par un délégué de quartier. Madiop Diop, quatrième maire de la localité, dirige la ville depuis 2014. 7 ans durant, la gestion a eu des hauts et des bas. Il est aujourd'hui l'invité de Questions pour un maire afin de nous parler de son bilan. bu njëkk bi mooy Grand Yoff tey am na ay jamono sooy dox foo jaar sa portable pëtax si biir caniveau yi tey tout Grand Yoff dañ ko tëj dañ ko fermé excepté benn bu nekk côté foyer bu benn camion bi ñu indi ceeb yi duggoon kooku du projet caaxaan. beneen aussi mooy état civil bi depuis 99 ba léegi état civil bu Sénégal bu Grand Yoff kenn informatisé ko woon tey dañ ko informatisé tabaxaat ko def ordinateur yu bees tàq actuellement ni ma waxee yow ñu ngi dugg registre si biir ordinateur yi pour mun ko informatiser loolu su paree coono bi nit ñi daj ci am extrait duñ ko amati bi stop mooy marché Arafat bii nga xam ne tey marché moderne la foo dem si Sénégal doo gis marché bu dàq marché bi stoppaat mooy matinée bu bërki démb boo xam ne bi ñu fiy ñëw Grand Yoff ba mu daj mosul am crèche tey ñoo fi def crèche Grand Yoff yëpp amoon na benn laboratoire mu nekk sami fi am na laboratoire fi mosul am salle écho tey am na salle écho daanaka clinique la ba pare matériel yi mucc ayib lañ fa def yi mujjee génn si jamono lañ fa def ba Grand Yoff lu luxe la méritoon loolu rek laay cité pour le moment. fàtte wax mooy encombrement anarchique bu am Grand Yoff su côté oto yi mécanicien yooyu kooku suñu responsabilité ñun commune mais assainissement nekk responsabilité commune kooku ONAS la dañuy naan ONAS solennellement nañ dimbali waa Grand Yoff su ndoxu salte yi ndoxu foos neexul a nekkaalee am na kër yoo xam ne système seen kër yi moo doon génn ndoxu foos pendant 2 à 3 semaines ñu dëkk ak ñoom si biir Cheikh Bakhoum dafa ne def nañ Grand Yoff 5 milliards assainissement loolu la wax dañu woon fu ñu ko dugal loolu jël 5 milliards def ko biir Grand Yoff ba pare foo tura ndox maa ngi ball te moo ko wax te bëgg naa waxoon naa ko cette TV seen kam may leen neen ànd biir Grand Yoff ngeen wër mbedd yi ñu ne fi def 7 milliards yi Grand Yoff te la gën a bëri ay ndox yu ball te la nit ñi gën a sonn Grand Yoff dafa màgg Grand Yoff 96 Grand Yoff 2000 ak 2020 bokkul ba 2021 bokkul kër yi màgg nañu kër ko nekkoon terrasse tey nekk nga R+3 R+4 nit ñi yokk nañu te réseau bi changé wuñ ko te bu ñu koy def mais seen xel néewul woon si def ko réseau bu mag dañu war a changer réseau bi mais 5 milliards mën na daj tout Grand Yoff fu ñu ko dugal nañ ñu ko wax nañu dimbale nit ñi pour jàppale nit ñi ñu génn ndox mu salte bi su dee nag man li ma jàpp mooy dañ koy def pour saboter dëkk bi loolu rafetul dooroo mukk côté palais gis ndox mi ball non mieux sax li gën a garaaw mooy foofu réseau ONAS kenn du ko laal am na benn moment boo xam ne waa Grand Yoff li may wax dañ ko xam gis nga tali bi jóge Arafat dem pédagogue boo ñëwee ba Yacine Thiandoum dafa fa lañ daje foofu daa am kii bu fa yàqu gris bu fa yàqu ñun ñoo dem teg gris bi defar ku bees tàq bi ñu ko tegee ONAS da ko ñëw din sànni si àll bi ne amuloon droit la suñu réseau gris boobu dañ ko mujjee jël yóbbu côté yi nga xamante ne suñu tali la muy voirie secondaire yi donc ONAS nañu dimbali milliards yi ñu yor ñu jox leen ko pour waa Sénégal nañ ci dimbali waa Grand Yoff seen ndox yi yàqu yi dañ et puis du fi rek c'est partout dans Dakar c'est partout muñu daal centre ville bi rek côté Pelera ngay romb rek am jàmm mais foo dugg si Dakar day ball nañ dimbali nit ñi milliards lañ yor di wax ay milliards mais nañ ko def si dëkk bi nit ñi noppalu. wax naa la man ne la ONAS suñuy compétence nee naa ñi mu ne seen compétence mooy état bi te Cheikh Bakhoum taxaw na ne def nañ fi 5 milliards
laa bëgg ñu wàññi fu mu def Macky Sall dama koy ñaan président Macky Sall comme deful dara Grand Yoff nañ dimbali sax dafa assainissement Grand Yoff ñu xam ne def na dara si mandat am deful dara Grand Yoff dara dañu koy ñaan mu dimbali ñu assainissement bi mu jàpp lañu si ñu xam ne sax def na fi dara ñaari tali lañ commencé defar ñaari tali pour Promoville bi moo sax 3 kilomètres ëpp na 3 ans benn yeggu si dañ ko mujjee banoon nañu dimbale si assainissement du compétence commune nga boo suñu compétence la ñu jaayante ko mais tey boo demoon laal léegi seen réseau léegi ñu ne arrêté ko amoo droit la réseau bi ba pare moo tax mooy yi mu laaj commune amu ko donc li ñuy ñaan rek damay ñaan président di ñaan directeur ONAS ngir yàlla war a suuli nañ ñu dimbali Grand Yoff loolu kese mooy suñu problème bu loolu jeexee rek lu bari commune mën na ko jël en charge dina ko boobu. Grand Yoff daa am problème foncier parce que stade bi nga xam ne mooy stade Diack Iba ki ñu ko tuddee moo nekk suñu waajur boo xam ne ñi sanc dëkk bi si la bokk dañu xëy am ku ne am na fa 1300 mètres carrés ni ñuy joxee bàyyi ak titre foncier Grand Yoff moo lëndëm moo tegul ci yoon joxe yaa ma neex la lu moo war a dakk loo toog sa bureau rek dagg ay titre foncier jox ay xam te xamoo nu dëkk bi mel bu wax naa sa état civil am na tali bu taqaloog terrain bu taqaloog moom état civil ñëpp xam ne dafa tuuti dañ ko war a yaatal suñu salle d'archive bi ñu am état civil fii ak 3 ans 4 ans kenn du fi mën defati archive day fees parce que Grand Yoff lu fi bindu dafay bari daa bëri nit macha allah ñu bëgg rek extension bi def yokk salle d'archive bi nit ñi war a demee nit ñi nii dañuy taxaw si mbedd mi la ñuy taxaw ñu bëgg def foofu salle d'attente mais am na ku fa am baay waa domaine nañu dimbale nit ñi bañ a joxe bàyyi noonu CSE am na terrain boo xam ne cité Sonatel terrain football la am na fu am titre foncier yooyu moo nekkul yoon xam lu ko waral barki démb gis nga diggante Talibou Dabo ak CM Grand Yoff mbedd boobu am na fu am baay mbedd bi la voie publique mais ba réew lañ ne da ngay toog sa bureau rek def la neex yow xalaat sa population bi ñuy ñaan président mu wax ak waa Descos dañ koy ñaan ñu dimbali ñu ba état civil bi ñu mun ko tabax parce que waa Grand Yoff sonn nañu si taxaw ci mbedd yi pour am extrait parce que kenn mënul dugg ci biir amul salle d'attente dafa xat donc Grand Yoff foofu la toll maintenant ñoo ñu war a dimbali suuf si joxewuñ ko. amul benn maire buy signé si suuf si titre foncier yi wala bàyyi ñoom ñoo koy signé seen bureau yi su ñu waxee ñaan maire yi nañu dimbali loolu moom vraiment appelé naa président la mu dimbale commune yi ba ku nekk li nga moom mu jox la ko def ko sa turu commune bu la kenn ku mën laal ci. effectif bi jiitu d'abord mooy état civil la ñu dimbali ñu def ko ñu tabax ko def fa salle d'attente ak salle d'archive si la bokk mooy parce que bu jiitu mooy fexe ba am salle d'archive ak salle d'attente dañuy ñaan Descos ñu accompagne ñu tabax ko président na wax ak gars yi yor baay bi ñu dind allu la baay bi ñu dimbali ñu tabax ko. beneen bi Grand Yoff ñëpp xam nañu ne dafa bëri acteur culturel tey xale bu bëgg enregistrer cassette baa def spectacle ama foo ko defee ñu ngi envisager commencer complexe bi tabax ko socio-culturel bu mag fii ak ay fan yu néew di ngeen gis ne dañ ko commencer. beneen mooy zone de captage amul poste de santé ci ni budget ren def nañ si benn budget pour def poste de santé zone de captage donc beneen bi bu mujjee bi nga xam moo gën a rëy mooy SAMU municipal dañu bëgg def extension si kaw mu nekk teg benn niveau si kaw aussi lépp pare na béykat ñu commencé yooyu mooy perspective mag yi. beneen mooy marché Grand Yoff bi dañ ko war a tabax R+3 li jàkkaarloog tali bi yu mag yi yooyu la en attendant yeneen ñu xool nu mu ñëwee mais li am solo mooy ñun nañuy door di def yàllaa xam kiy yeggali mais maire bu ñu fal 5 ans 6 ans yaa xam sa mandat kañ lay jeex
mais na nga ñu defalal dara Grand Yoff bàyyil ñu ko fi keneen ñëw def dara ba ko fi fii ak 30 ans 40 ans Grand Yoff wees fu mu nekk mais li danger moom mooy ñëw 5 ans tegoo benn brique Grand Yoff kooku déli la te Grand Yoff duñ ko nangooti muy man muy keneen. quant à nag élection présidence man élection locale man nekkuma candidat si dara fu ma toog nii bu yàlla wooyee Khalifa Sall moo ma fi teg moom la waa Grand Yoff faloon fal ñu ma woon de Khalifa ne ko tëdd liste waa Grand Yoff fal ko mu gagné dem ville ànd ak conseil bi ñu wóolu ma teg ma fii su ma paree sama bilan moom laa koy jébbalaat ne ko li nga ma dénkoon ni laa si liggéey mooy xool moom ki ko doy mu teg ko fi mais du man maay wax damay nekk kànda wala mu nekk kànda. bon loolu population bi ñoo koy jugé du man maay jugé ndax ñoom ñoo ma fal ñoom ñooy xool ndax est-ce que li ma warul ak ñoom dana war def ma ko mais li ma jàpp mooy su ma waxoon fukk def naa juróom-ñett yi loolu laa jàpp maintenant nag li si des nag population ñoo ko jugé seen bopp. moom laa gis maire boo xam ne day taxaw xam na ne lii jaaduwul mu xeex pour mu jóge fi te moom en personne moom mooy wàcc sur le terrain defal ko boppam kooku moom kii la am na fu la am na fayda. lenn la ñuy gënal jooyaat rek maanaam assainissement Grand Yoff mu jaayanteel ñu ko lu mu ci mën rek mu yokk ci loxoom waaw gis nañu tuyau yi nu muy balee tuyau ONAS yi sonal nañu trop surtout loolu lañ koy ñaan xam nañu mënu ci dara du ay compétence am mais lu mu ci mën rek. ci jaayante rek nañ ci dimbali parce que sonn nañ trop ñun waa Grand Yoff ñun ONAS moo ñu xaw a sonal trop. Madio bokk nekkul parti au pouvoir comprendre nga am na yu bëri da koy def ci moyen boppam quoi parce que amul ko koy jàppale tamit bu ñu andi dëgg ñun xam nañ li fi nekk Madio nekkul APR amul yenn doole yi tamit ba nga xamante ni dina mën a def yenn yi xam nga mënu ko quoi parce que li muy def nii jàmbaar la de am na yeneen maire yoo xam ne bi fi nekkul li muy def nii du ko def de. assainissement bi. ñun avant sax ñuy dindi maternité di ko toj di ko tabax moom ci boppam moo doon ànd ak ay agent mais boo ko gisee boo ko jëlee pont bi ba 6 di nga xam ne lu bëri def na ko. bon yi ñu wax nii mooy yi nga xam ne dafa favorable ba pare baax. parce que bu ñu waxee maternité Grand Yoff bi dëgg la dañ ko raas defaraat ko état civil bi defaraat am na sax projet extension état civil bi terrain boobu si côté bi dañ ko war a tabax mu def ko salle d'attente ak salle d'archive mais daa am problème parce que daa ko am foofu bàyyi moo tax wax nañ aussi affaire peut-être marché Arafat bi benn affaire la ñu fàtte wax loo xamante ne dañ ko war a taxaw mooy Grand Yoff dafa salte bëri ay bagages oto yaa ngi partout. kooku responsable de commune Grand Yoff la te dañ si jóg parce que boo defaree santé bu baax def état civil li des nag mooy dëkk bi set voilà dégage oto yi yàqu si mbedd mi dindi mécanicien yi si kaw tali bi dëkk bi leer kooku dañ ko fàtte wax parce que kooku dafa nekk point boo xam ne dañ si war a bàyyi xel ñun commune bi te dañ si bàyyi xel parce que li am solo mooy bu ñu waxee li baax ba pare dañ ñu waxal critique nga xam ne dañ ko war a def pour améliorer ko loolu am na solo trop quoi foofu laa gis ne amul critique te côté boobu nag Grand Yoff da see xaw a faible il faut ñu taxawaat ci te j'espère bien d'ici peu de temps dañ taxaw bu baax a baax ba Grand Yoff li ñu soxal ñun du ñu tàgguñu baa ñu waxañu lu rafet déedéet mooy ñu waxañu li baax la ñuy def ba pare mais li yàqu dañ ñu koy wane dañ ko xamal pour ñu mën ko rectifier. bon peut-être xaw ma ñu fa nekkoon parce que kenn recensé wu leen woon man recensé wu leen woon parce que ambulance si mbedd ngay nekk kenn tegu la fa donc su ma ñëw ñëpp laay dindi mais ñu fa nekk dañ fay jógewaat li ma bëgg ci mbedd boobu nga rond point bi ni mu mel. yaatu leer aménagement bi rafet noonu laa koy defaat incha allah su ma paree continuer projet pavage ba mu yegg ba Patte d'Oie bëggatuma taabal ci kaw tali bi moo tax ma am projet pour tabax marché ak Grand Yoff mag bi def ko ay +3 pour ñeneen ñi mu yëg ci kaw projet bi mi ngi en cours ñu ngi waxtaan ñu xool ñu ko defaree pour ñu ngay tegg ci marché bi après ëllëg au moins nga am foo leen mën a dugal ñenn ñi ñëpp mënuñ dugg mais mbedd du jaayukaay. tali pour oto yi dox la
trottoir pour nit ñi la mais kenn du jaay ay trottoir voilà loolu je pense que ña fa nekk dañ faa nekkandi rek mais léegi chantier bi redémarré waat mooy pavage bi. fa tegoon man est-ce que maa leen fa teg. loolu tamit lu jar a laaj la c'est une question aussi. nga bu ñu naxante ñun ñu fal ñu ak ñu fol ñu lañ yemale xam lu am solo nañu liggéey dëkk bi leer set bu ñu la xasee ba fal da nga war a liggéey pour nit ñi maintenant li ñu mën ñun mooy wax leen bu leen fi lal ñu jël seen bagage dem mais li may def noonu pour tabax sax su ma neexee du ma ko def mais bu amee espace bu mën tabax pour jàppal leen ñu jàppal leen wàññiwul dara maintenant mënuloo xaar ba tabax doo ko jëlee parce que tabax bi procédure lay laaj ay waxtaan ay négociation te dëkk yi foog ñu aménager ko parce que bu nit ñi di bu oto yi gaaree si kaw tali bi yeneen oto doo si kaw tali bi nit ñi lal si trottoir yi fële nit ñuy dox benn nit bu dox si kaw trottoir faxasalu daanu responsabilité maire bi moo engagé wu du kenn lañ koy wax ëllëg man la ñuy laaj responsabilité boobu kooku dama koy sóor moo tax ñu ngi fexe ñu jóge fi ñu ngi xalaat aussi ñu leen accompagner mais tali bi trottoir yi moom il faut mbedd bi set nga rond-point bi ni mu mel noonu laa bëgg tali marché bi mel Grand Yoff dafa war a set Grand Yoff warul ñëwee benn commune si propriété warul ñëwee benn commune si dëkk bu leer ñu nooyu air bu neex loolu la Grand Yoff mérito Grand Yoff fi ko gars yi teg du foofu amul benn cité tey bu nekk Dakar boo war a gën a propre Grand Yoff war gën a set non moo tax ñu tabax maternité boo xam ne tey dans tout Dakar amu fii comme clinique la mel parce que loolu mérito mais loolu nag mënuloo ko def ba pare bàyyi nit ñi nekk si mbedd mi lal oto yu yàqu yu nekk partout donc loolu il faut ñu xoolaat ko mais yërmande moom yàlla rek moo mën a sédd nit mais la am solo mooy ñun buñ sañoon kenn am la naqari mais nag bu la xasee jiite nag amatoo choix am yoo xam il faut nga def ko pour dëkk bi nekk si jàmm voilà mais am yi xam nañu ñoom ndax am naa suñu yërmande wala déet. ma gërëm leen sant leen di ñaan yàlla liñ fiy wax yëpp yàlla na am barke lu si dëng tamit yàlla ñu xam ne peut-être nit moo motul mais yàlla moom liñ koy ñaan rek mooy ñu wax fi waxu jub maintenant yéen tamit ma encouragé leen bu baax a baax parce que ñun ñoo leen war a accompagner war a jàppale parce que li ñuy def su ngeen ko wanewul kenn du ko gis te du pour waa Grand Yoff rek mais pour àdduna bi yëpp xam dina des fois di nga ñàkk a def dara sa moroom def ko gis ko sax copier ko te loolu moo tax yii am solo ñu ngi leen remercier bu baax a baax beneen aussi di ñaan yàlla xalifa yàlla may ko wér yàlla sàmm ko muccal ko si noonam yi ba pare 2024 yàlla dindi fi Macky Sall teg fi Khalifa Sall. À 221, une autre vision de la télé.